Papa Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee mbokk yi ci boppu xibaar yi ñu dikk ak yéen ci yaatal gi mu aju nag ci discours bi président de la république wax ni ki démb jël ci ay dogal bokk na ci couvre-feu bi nga xam ne nag lu toll daanaka ci ñetti weer a ngi nii ñu aj ko ci réew mi ajji nañu ko tey jii daanaka bu fukki waxtu ak benn jotee loolu nag askan wu bari am na nuñ ko gisee ñenn ñi am nañ ci mbégte lool ndax dañuy delluwaat ci seen aafiya am na ci reportage bu ñu leen defal ca Pikine ànd ko ak Salif Sow. bañ ko laajee reetaan la njëkk a def teg ci wax ñu programme am tey ci ngoon. mu mel ni fu mu doon ñëpp kontaan nañu de. loo ci programme yi bara dessus ak monsieur wala. waaw ak monsieur dañuy génne doxantu xam nga dafa tàng. waaw daa def suñu olof rek wër tefes gi rek continuer ko noonu rek. muy dundaat la mu gëjoon a dund ay weer a ngi nii loolu mbégte la ci keneen koo xamante ni xale bu góor la Cheikh lay wuyoo. waaw 23h moom daf ñoo arrangé parce que daf ñuy permettre ñu mën a toog si mbedd mi en groupe naan attaay jëmale fajar mais di nga gis ne sax dina am groupe yoo xam ne dinañ mën a doxantu ba géej dem féexloog yooyu noonu ñi nga xam ne mën nañoo nokk seen biir kër dem féexlu ba géej kon Malibu ak plage yi nekk fii nii dina fees del ak ay nit mais ñun jeunes nag nañ am benn conscience boo xam ne duñ fa nekk def naka sulu noonu. beneen xale bu góor bu ñu gis laaj ko tamit Pisco la bëgg ñu koy woowee dañ ko fekk muy ataaya ci suba tay gi ci ngoon gi nee na yàkkamti na mu lëndëm ba mu génn dugg ci dëkk bi. tey 23h wax dëgg fa neexal sama programmation moom mooy xam nga rek sangu ba naaj benn heure am seet sama waaw jàpp sàcc yi waaw moom dëgg fa neexal na laa ko dundee moom. jàpp sàcc yi waaw sama sooy. wuuteeg ñi njëkk a wax ku mel ne Dadi ak Ndey Anta ñoom nee ñu couvre-feu mu am ak mu ñàkk am du dara lay sopp si seen dundin. bu nekk ne 23h na ñëpp dellu ci li nekkoon liggéey bi ñu daan ko ak heure mais nañ xam ne nag feebar baa ngi fi dañoo war a jànkonteel moom dund ak moom kon donc ñoo jël suñuy mesure. lu président Macky Sall xamle na couvre-feu jeex na waxtu wu neex waaye dox ci jamono joo xamante ni virus bi mu ngi lëmbee réew mi. ok. Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futur Média. Salif Sow jërëjëf askan wi nag ku ne ak ni nga ko gisee muy dogal bi tukkee ci njiitu réew mi aju ci wàllu couvre-feu bi waaye li nga xam ni ñoom ñëpp déggoo nañ ci mooy ku nekk nag war ngaa mën a jël say matuwaay fii ñu toll xool itam ni ngay moytoo jàngoro ji Umu Kalsum li ci reportage. amul benn njëriñ. jaru ko woon de vraiment. mais am na njëriñ de am na njëriñ ci côté. ñu fekk leen seen buntu kër ci ab waxtaan bu rëy ñoom ñii nag jamono ji lenn rek dañuy waxtaanee muy état d'urgence bi njiitum réew mi jël teggi teg fële ab ja moom dafa jàpp ne li gën a doy waar ci mbir mi mooy saa su ne limite ñu wopp ñi di gën di yokk. 23h bi am na lu mu doon limité ci rassemblement yeeg circuler bi nit ñi di circuler ci dëkk bi léegi kon bu ñu demee ba nëgë ni fii affaire bi gën a taree di gën di yokk ñu yëkkati ko fa loolu day nuru ne kon dafa mel ni ñoom pour mu arrêté yi tëddu leen xëy na mën nañ jàpp ne li ko ci poussé nag mooy maanaam ñu bari respecté wuñ ko. noonee la kii di Mamadou Diallo gisee moom mi léegi naqarlu ñàkk jox cër digle yi ak tere yi ci wàllum ndaw yi. il faut que ñu respecter consignes yi nga xamante ne nii médecins yi jox nañ ñu ko mooy masque yeeg et tout donc voilà parce que gis naa ne dañu bàyyeeku réew mi dañu bàyyeeku te affaire bi mi ngi fi ba léegi pour man côté sanitaire bi nañ ci góorgóorlu. gannaaw ñetti weeru couvre-feu ak état d'urgence itim réew mi démb ci ab discours am jël na dogal daqal lépp Babacar Badji jàpp ne décision yooyee mënoon na ñàkk ndax tey la wàllu gën a aay. couvre-feu bii ñu defoon nii amul benn njëriñ. waaw parce que mbas bi moom mu ngi continuer di wëy te ñu ngi def couvre-feu guddi gi mel ni feebar bi bëccëg bi donc guddi gi donc lay wàllante alors que bëccëg bi moom soo génnee ci dëkk bi marché yeeg fépp comme tukk sa bon saañ bu reer lu waaye neex def. ak jàngoro ji di Covid-19 nga xam ne wàllaate bi dafa gaaw yenn ci askan wi seen xel dalu ci couvre-feu bi ñu yëkkati mu nekk beneen débat bu wàll si ci jamono mbas mi ak yëngu-yëngu yi tàmbali. dañuy des ba tey ci wàllu réaction yi ndax itam mbootaay gi ëmb doomu Sénégal yi tagga tembe fii ci biir réew mi toll ci ñetti téeméer jàpp ñeenti téeméer ñoom nag rafetlu nañu yéene bi tukkee ci njiitu réew mi ne fukki fan ak juróom ci weeru sulet dinañu ubbi waat lii di roplaan yi moom ñoom itam li ñuy ñaan rek mooy buñ ko ubbee ñi la lu aju ci wàllu France ak Italie maanaam lu aju ci Schengen tam ubbeeku loolu moom mooy seen yéene li ñu bëgg daal mooy bu ñu sañoon sax benn fan ci weeru sulet la ñu koy ubbi waaye duñu xaar ba fukki fan ak juróom loolu mooy seen gis-gis Cheikh Sourang moom mooy seen jiit am na ci lu mu dénk El Hadj Ndiogou Diène. dañuy rafetlu dogal bi bon xalaat ñu ngi doon xaar sax ñu def ko le premier parce que ni Sénégalais yi bloqué fii dem parce que ñun ñoo yore benn collectif bu les Sénégalais bloqués à l'étranger donc bari na torop ñu xam ni tey ñu ngi fii Sénégal war a dellu si seen dëkk pour liggéey mais mënuñu ko dem am na ñu xam ne Grèce leen dëkk am na ñu xam ne ñu ngi dëkk Turquie am na ñu nekk Argentine am na ñu dëkk Brésil donc ak Europe bi waxaaluma ko donc bari na trop Sénégal yi nekkoon fii te loolu rek lañ doon xaar ñu ngi doon xaar sax dañ koo am mu gën a jege suñu amoon le 1er juillet pourquoi pas le 1er juillet nit ñi mën a parce que tamit Europe liggéey reprendre nañu yeneen pays yi ci des à part l'Amérique du Sud bi xaw a
xaw a compliqué mais yeneen pays yëpp ñu ngi liggéey donc nit ñi ñu ngi toog fii mën a bëgg a liggéey mënuñoo liggéey am na ñu xam ne ni déjà ñuy signalé wu parce que liggéey ba tamit concurrence la tubaab yi duñ la xaar si ngay xaar ba sa lépp mën nga ñëw donc boo ñëwul tamit bu ñu gisee keneen dañ koy jox sa poste ñuy ñaan tamit fekk espace Schengen bi tamit mën a ubbi le 15 bi pour que nit ñi mën a retrouver seen liggéey noonu ci port rapatriement heureusement sax am na ñu si bari ñu dem mais à part loolu am na ci ñu xam ne nii tey war nañoo mat fi ñu toll nii si ñi ma xayma 400 à 500 personnes peut-être si ñu xam ne nii rek xam nañ leen si ñu recensé ñoo xam ne nii war nañoo dem présentement peut-être am na ñu xam ne signalé wuñu parce que les gens toujours dañuy xalaat à la dernière minute doog a signalé comme wàllu rapatriement yi bi muy ñëw tamit c'était comme ça. dogal yi soppeeku yëpp bari na waaye li nga xam ni ba tey moo fi des mooy ku ne takk sa masque ndax jàpp nañ ni loolu bokk na ci ngëneel yi xeex jàngoro ji Georges Déthié Diop. fi mu toll nii ku mu neex nga dem ci terrain football yi nekk ci koñ yi nga yëngu amatul benn interdiction naka noonu ci plage yi nit ñi mën nañoo dem fooy wala ñu sangu loolee nag amul ci yenn lieu de loisir yi nga xam ne dañ ko tëj niki baar yeeg dancing yi njiitu réew mi démb leeral ne ci discours am yooyee tere nañ leen ñuy ubbi mu di ay bërëb yi nga xamante ne guddi gi lañ koy gën di fréquenter waxtu woowu nag nit ñi mën nañoo déplacé wu nu mu leen neexee dem fu leen neex ndax couvre-feu bi levé nañ ko waaye ca ministère de l'intérieur donte sax nee nañ loolu cërug ministère des transports la ministère des transports bi nga xamante ne jamono ji ñu ngi amal ab ndaje ministère de l'intérieur nee ñu disposition yooyu ñu jëloon ci secteur transport urbain ak interurbain ba jamono ji ñu ngi fi bokk na ci sol par force ab masque soriento bi maanaam distanciation physique ak ay manifestes yi nga xamante ne dañ koy def ci oto yi nga xamante ne ñu ngi jógee ci gare routière yi niki boo maraîcher solub masque boobee sax ci lieu public yi ministère de l'intérieur dénk ñu ne takki der yi daañ ci gën a xar seen tànk tubéy. li ñu amul pexe nag mooy daje yi ndax daje yi ku ne xam na ni bokk na ci liy yombal jàngoro ji wàlle bi loolu nag ne ñu mënuñ ci dara matuwaay yi ñu mën a jël rek mooy kenn ku nekk mën a takk sa masque te it nag mën a sori sa morom dañ ciy déglu leeral yi ci ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye indi. boobu ba léegi dama nekkoon ci 14e donc tey laa doog di njëkk am occasion pour wax ci jaale suma assistant bi nga xam ne bi moo fa soon rëkk ci man te yàlla def mu ñàkk bakkanam ci ginnaaw it am na ñaari xew-xew yu am solo yoo xam ne am na fi muy génn àdduna ak Pape Malick Sy ak El Hadj Ahmed Tidiane Seck xalif général de Thiénaba ma bëggoon rek wax ci que ne ñaanal leen yàlla xaral àjjana donc vraiment loolu laa bëggoon a tàmbali président am na wax kaddu gu am solo bu mu wax ci discours am te dafay loo xam ne li mesures yoo xam ne commencé woon koy jël depuis quelque temps di assouplir au fur et à mesure affaire bi dem léegi nag yàlla def na lii xew na jël na mesure na nañu arrêté état d'urgence bi donc dañuy continuer mais am na yoo xam ne mënta ñàkk mooy mesure barrière yi nga xam ne kenn ku ci nekk ñun am na ci responsabilité mooy porter masque bi orienté bi yooyu yëpp ak fu ñu mënta ne rawatina ci ndaje yi nit ñi mën ko sàmm dañ renforcer mesure yi ka am di contrôler que ne ci mbooloo yi fi ñuy dajee nit ñaa ngi porter masque di gën a renforcer contrôle yi nga xam ne ñu ngi ko ci daan def danañ ko def parce que léegi peut-être force yi doon fi nekk ñu leen di occuper pour couvre-feu gannaaw amatul donc dañ leen gën a mën a déployer ñu contrôler ci marché yi rawati fépp foo xam ne mbooloo dafay daje daal ñuy contrôler port de masque bi dañu war a continuer di ko gën a renforcer ni ñu ko daan contrôler dañ koy gën a contrôler nit ñi di porter masque yi ni distanciation également ñu koy respecter ci transport en commun yi ak ci mbooloo fépp fu muy daje normalement tere du ci am ci manifester yi donc nañu bàyyi nit ñi dem seen liggéey mais respecter mesures barrières yi principalement daal loolu la ñuy jël. mu nekk nag luy jafe ci jamono nawet gi ñu nekk xam ngeen ni lu waaju ci coronavirus bu làqoto ci nawet dafay gën a am doole ba tax sax bu ñu deful ndànk mën nañ ko méngale ak siburu loolu moo waral taxaw seetlu bi Awa Mbaye def ci diggante Covid-19 ak lii di siburu ñu teewlu ko. Sénégal am na tawam yu njëkk kon léegi ñu door di gis ñu amee jàngoro yi siburu bu dee sax diggante ñaari jàngoro yooyu di siburu ak coronavirus am na ay mandarga yu nu nuróole professeur Daouda Ndiaye jiite service parasitologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. boo xoolee ñaari jàngoro yëpp li leen gën a lënk mooy yaram bu tàng mooy fièvre moo tax siburu tey Sénégal fépp foo dem bu sa yaram tàngee li ñu njëkk a xalaat mooy siburu balaa ñu gis ne bu fekkee am leneen lu ñu mën a wax ne moo indi si yaram bu tàng bi tey tamit boo gisee Covid 19 bi foo dem pour ñu xool ndax am nga Covid 19 wala amuloo ko li ñu njëkk a xool mooy dañ lay def li ñuy xoolee température xool ndax sa yaram tàng. bu mandargay siburu yu njëkk amee faaw ñu dem l'hôpital docteur bi xool saytu ba mën a wax lii siburu la wala
coronavirus la. muy siburu wala Covid wala muy ñaar ñu jàppal ne mën nga am benn bi mën nga am ñaar yëpp donc moo tax képp ku am ci mel noonu jamono ji li ci mën rek mooy kër docteur foo ñu def test bi pour xool test siburu la wala test Covid 19 pour ñu mën a xam ñaar lan la parce que li ci am solo ba am solo également mu ñu war ko xam yenn saa yi nit ki mën na feebar ñu xool ne siburu bi moom am mandarga feeñ mais nekkate am na Covid 19 te feebar bi également feeñul ci moom. ngir loolee mën a am nag tàggataat fajkat yi dina ci baax ci gis-gisu professeur Daouda Ndiaye xam-xamam màcc ci doomu jàngoro yi joxe siburu. au niveau communautaire même ñi nga xam ne ñoo yor faj bi ci wàllu communauté bi ñooñu tamit dafa war ñu gën a yokk seen tàggataay pour ñu gën a xam loolu ñu gën a aar seen bopp parce que yenn saa yi mën nga yaakaar ne feebar bi ngay faj nekk te surtout bu dee ci Covid bi la nga yaakaar ne siburu bi la fekk Covid bi am na ci. saytu ak faj siburu jumtuwaay yi am na ci bërëbu fajukaay yi ba tax ñaax askan wi du ci ñàkk ngir ñu bañ a toog seen kër bu ñu yëgee ne dañoo siburu ndax jamono ji daanaka bërëbu fajukaay yi dañu koy daw ndax coronavirus bi. waaw ñu des ba tey ci wàllu paj mi ak kër docteur ak dogali ci président de la république jël syndicat bi ëmb ñenn ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram rafetlu nañu bu baax yéene bi tukkee ci Macky Sall aju ci lu toll ci juróomi téeméeri médecins yu ñu fas yéene rangas ak lu toll ci junni agent ci wàllu santé yu fas yéene dugg ci wàllu paj mi loolu nag li ñu xam ne mooy rafetlu nañ ko waaye réew mi njiitam war naa def lu romb loolu Salimata Aw. bataaxalu njiitu réew mi jëmale ko ci askanu Sénégal ñii di syndicat autonome bu médecin wu Sénégal yi rafetlu nañ ko bu ñu sukkandikoo ci docteur Moustapha Faye nee na jaajëfal bi neex na leen wante am na lu bari lu des. wax na ne dañu war a recruter maanaam ay lu toll ci juróomi téeméeri médecin ak junni infirmier sage-femme ak ñiy jàppale médecin yi loolu xeeb nañ ko trop. parce que dafa nekk ci diiru ñeenti at la mu fàttali ne également war nañu tabax ñeenti hôpitaux yu mag a mag ci Sénégal donc juróomi téeméer yooyu ci ñeenti at daanaka day yem ci hôpitaux yooyu donc xeeb nañu loolu nañu gën a recruter le personnel médical personnel paramédical gën a jàppale également système de santé bi. ci lu jëm ci wàllum recrutement bi ñi di waa ànd gësëm ni yëf yi buñ koy def nañu xool bu baax ñi nga xamante ni ñu fi jiitu ngir maytandikoo yenn ci ay jafe-jafe Mballo Diathiam. léegi nag bu dee nag nee nañu ren dinañu jël junni personnel paramédical ak yu mel ne jël juróomi téeméeri médecin loolu ñun pour ñun bénéfice la parce que non seulement dina régler loolu pour contractuel yenn yi mat yëpp mais déjà jéego bu am solo la. bon en attendant donc yeneen yi parce que ñi génn ci système bi maanaam soit ñu génn dem retraite wala dem génn àddina wala dem feneen ak structure yu bees yi tax na ba lim bi dafa néew donc il fallait que ñu yokk ko loolu tam day yokk ne limu liggéeykat yi pour que mu mën a def sax couverture sanitaire universelle bi muy wax. ñaari syndicaliste yëpp d'accord ci benn mbir ni yëf yi ab jéego la bu ñu teg wante yaakaar nañ ni yëf yi dinañ ko dëgmal. nañu gën a farlu bu baax a baax yokk maanaam jumtuwaay yi nga xamante ni docteurs yi soxla nañ ko ak barabu fajukaay yi ak ndàmpaay yi ñu gën a am motivation su ko defee mbas mi ñu mën ko xeex jële ko fi. beneen mbas également ñu mën ko aar. alors rafetlu nañ ko bu baax a baax parce que bu fekkee ni fu amul woon hôpital ñu def ko foofu hôpital fu amoon hôpital aussi manque équipement ñu def ko foofu wala centre de santé ñu mottali équipement yi fu nga xam ne aussi personnel bi manqué woon na ñu yokk ko njàng mi aussi ci la bokk formation bi ñu dolli xam-xam ñenn ñi pour ñun. donc lu ñu rafetlu la donc ci jéego bu mag la ci li ñu war a def. li nga xamante ni moom mooy yëkkatik yenn ci ay dogal yu ñu tegoon rawatina lu mel na couvre-feu bi waa SAMES di xamle ni ànd nañ ceeg njiitu réew mi ndax koomub dëkk itam lu ñu war a sàmm la wante itam nañu gën a taxaw ci kenn bañ a bàyyeeku ndax jàngoro bi tukkiwut mi ngi fii Sénégal. ñu des ba tey fii ci Sénégal ni mu ko waxee ak député Marième Soda Ndiaye bokk ci député Osez l'Avenir moom nag li mu gis moom mooy ni ñuy amalee ndimbal li mu jëm ci askan wi dafa jaarul yoon te am na ay pexe yoo xam ne moo ne day buñ ko defoon doy doon gëneel ci ndimbal loolee ay kàddoom mi ngi ko dénk Babacar Fall ci RFM matin ni ki tey ji dañu war a gën a ñoŋal ni ñuy amee ay données maanaam xayma yeeg ñoomin seen naka la ANSD parce que léegi données dafa nekk lu nga xam ne dafay garantir bépp politique booy def sa statistique booy def sa plaidoyer boo amee ay données yu fiable donc sur le terrain mën nga yaakaar ne di nga am ay résultats yu fiable donc que muy RNU bi que muy bourse familiale bi il faudrait que ANSD sumb ay waxtaan yu yaatu ak
acteurs yëpp muy collectivité locale muy population yi muy ministère yi ba nga xam ne politique de données dañ koy approprier wu parce que tey ñaata sénégalais ñoo xam ne boo bëggee am ay statistiques yu fiable ANSD nga war a dem xam nga tey ANSD nee nañu Sénégal pour secteur informel plus de 90% la représenté mais loolu ñu bëri xamuñu ko. ANSD moo ñuy wax tey ñaata jigéen lañ am ANSD moo ñuy wax tey ñaata góor population Sénégal bi dans 10 ans ñaata lay toll et chaque fois ñun ñi nga xam ne dañu nekk ay politique dañ fay dem pour gën a mën a soutenir suñu argumentaire donc baax na ñuy gën a yee askan bi gën a am discours ba nga xam ne bu statistiques yi génnee rek dinañ def ay pub dinañ def ay film dinañ def ay outils yoo nga xam ne sénégalais bu nekk dina xam ne politique donnée dafa am njëriñ ci réew. ANSD dafa war a nekk ci xol bi ba pare tas ay démembrement wam ci bépp collectivité locale bépp ministère ba nga xamante ne mën na sax dem vers des formations pour que ni ñuy waxee collecte des données ñoom ministère nit ñi di leen ko defal parce que tey foofu dafa soxee bu baax. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. fële ca pencum ndawi réew mi di assemblée nationale député Abdou Mbow li mu xamle mooy loi d'habilitation bi ñu dénkoon njiitu réew mi ñaari fan ci weeru sulet la fas yéene jeex waaye nag moom rafetlu na bu baax liggéey bi ci président de la république wax xamle na itam ni lu aju ci loi rectification yi nga xam ni daanaka sumb nañu ko fa léegi ñu tàmbali ko caytu wax na itam ni assemblée nationale fi mu nekk nii daal am na taxawaay bu am solo boo xam ni def na ko ci liggéey diir bi nga xam ni président de la république gàddu woon na lii di loi d'habilitation bi ay kàddoom dañ koy déglu moom député Abdou Mbow El Hadj Ndiogou Diène moo indee kàddoom. loi d'habilitation bi dafay permettre président de la république muy jël ay décisions yoo xamante ni du domaine de la loi la war a doon ordonnance yi moom jël nañ ko déposé nañ ratification yi ci assemblée nationale maintenant assemblée nationale nag dina saytu ratification yi bu fekkee am na ay amendement yu ñu ci war a def ñu def ko xool ba xam am na conformité ak li nga xamante ni moom la ñu woote woon parce que bul fàtte ne loi d'habilitation bi ñu koy woote dafa am ay domaine de compétence yoo xamante ni yooyu la ñu jox président de la république pour mu mën ci jël ay ordonnance yi nag yu ci bari jël na ko yéen seen bopp gis ngeen informé nañ leen ci ordonnance yi mu jël maintenant nag ñun bu ñu koy saytu fii dinañu xam exactement li nga xamante ni moom lañ ci def lañ ca war a def la nga xamante ni jàpp nañ ne war na ci am amendement ñu def ko loolu assemblée nationale dina ko def li nga xamante ni mooy session bi nag tey lay tëj parce que session ñun session unique la ñu am boo xam ne dafay tijji plus tard le 15 octobre tëj plus tard le 30 juin ci at ma ca topp moom mooy le 30 juin bi plus tard ci la session bi war a tëj loolu tax ñun tey dañuy def débat d'orientation budgétaire ministre des finances et du budget moom moo nekk assemblée nationale ñi ak député yi ñu xalaat ci wàllu document pluriannuel boo xamante ni ci ñetti at yi la ba pare nag bu ñu paree tëj session bi ay session extraordinaire nag mën na am maanaam ci biir 3 mois yi nga xamante ni moom lañ tuddee vacances parlementaires ak président de la république bu fekkee am na ay urgence mën na woote session extraordinaire député yi ci seen biir it bu ñu xoolee xam ne war nañ mën a am session extraordinaire mën nañ ko convoquer waaye session extraordinaire du passé li nga xamante ni noonu la assemblée di dox. ñu des ba tey ci yéene bi tukkee ci njiitu réew mi ngir nag koomu réew mi gën a mën a ñoŋ moom jàpp na ni faw ñu sukkandiku ci wàllu mbéy mi ñi nga xam ne nag seen xam-xam dafa màcc ci wàllu koom li ñu xamle mooy ngir loolee mën a jàppandi faaw mbéy mi ñu dëppale ko ak jamono Nafissatou Sylla ci reportage. def transformation agricole ngir daal di mën a sukkale koomu réew mi doon na nag lu mën a ne Khadim Bamba Diagne di économiste ne loolee du def lu dul sax yokku xëy yi. li ñu gën a sonal mooy dañuy bay rek kontaan jaay ko bitim réew alors que li ngay jaay bitim réew gerte boo ko jaayee bitim réew waa bitim réew xam dinañ ko xolli kon ñun sax war nañu mën a xolli gerte dinañ ci def céréales dinañ ci def diwlin dinañ ci def lu bëri ratal pour xar yi ñun dañ koy bay rek jaay ko lan moo tax bi ñu commencé xalaat industrie légère moo yor réew da ngay fexe ba lépp loo xamante ni yaa ngi koy génne bitim réew nekk loo xamante ni sa doomi réew liggéey nañ waaye da ngay gis fii ñu bay gerte rek wala ñu bay dugub wala ñu bay maïs rek jaayee ko noonu nañ ko bayee noonu lañ koy jaayee kenn du ci def dara loolu da ngay yàq liggéey yu bëri yoo xamante ni mënoon naa jëriñ sa réew. ngir Souleymane Keita di enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar xalaat bi la nag dafa war a doon priorité par ci dolli ñuy fexe nag bay innover. bu ñu former nit yi yoo xam ne ñu war a nekk mbéy bi c'est-à-dire il faut ne plus que ça soit de la tradition. Il faut ñu transformer moyen de production bi donc muy def innovation. Il faut que l'État mooy mettre en place yoo xam ne un plan de financement n'est-ce pas de ce secteur là pour permettre yoo xam ne agriculteurs yi wala éleveurs yi ñoom boo soxlee dara ñu am moyen n'est-ce pas pour compenser
les moyens de production. ci réew moo xamante ne nag lu ëpp xaaju askan wi yépp ci mbay la ñuy dundee dëkk ci dëkku kaw yi ngir Souleymane Keita mbay mi dañ cee war a gën a dogu jox ko li muy laaj. mbay bi doxul loolu mooy dëgg benn amul moyen mbay bi lu ñu war a moderniser mbay bi lu ñu def depuis les années 60 fu ñu dépasser ko adossé sous la pluie fu ñu dépasser ko moderniser agriculture yi. ngir Khadim Bamba Diagne faw rek lii ñu gëm ko def ko moomeel ndax waxu industrialisation sax lañ fiy wax. adduna bi dafa toll foo xamante ni dafa amoon ñaar yu xëccoo entre mondialisation ak souveraineté léegi dëkk yi dañoo am loo xamante ni dootuñu ko bàyyi bitim réew mu koy defal kenn wóoratul ndaxte crise yi bu amaatee ku ne da ngay tëju sa biir réew loolu nag dafa jar xalaat dina gis lool dina metti lool mais jar na xalaat bu gaaw xalaat bu am jom pour que état bi mën a xam ni fii mu nekkoon daan jël mbir mi transformé ko defal ko jaay ko mu commencé di ko transformé di ko jéem a xool nu ñu koy jaayee suñu réew loolu nag xalaat xëy na dina metti lool ndax mbay mi moom daa mës a metti Sénégal ndax gerte dugub rek lañu daan bay ci lu bëri ba pare gaawantu jaay ko nañ ci état bi commencé xalaat. ba fi ñu toll nii nag fi ci Sénégal mbay mi doon na loo xamante ne li ci ëpp dafa sukkandiku rek ci nawet bi te nag ngir ñu daal di mën a amal politique bi le président de la République daal di wax di transformation agricole suñuy expert ne ak nu mu mënti doon faw rek ñu daal di moderniser lii di agriculture fii ci Sénégal. Nafissatou Sylla jërëjëf dañuy dem fële ca bët Saloum ca Ziguinchor atep taskatu xibaar bi di René Capain Bassène moom nag tàmbali nañ ko daanaka jàkkaarloo na ak atekat bi ci waxtu yi ñuy waxee bu dinañ ci ànd ak Lamine Ba mu indil ñu ci ay leeral ca boom nga woon ca Boffa Bayotte la ñu koy déglu Lamine Ba bu fekkee jàppandi na ci téléphone bi ñu ngi lay nuyu Lamine. maa ngi lay fay Pape Ngagne. Lamine lan nga ñu mën a waxandi ci àtte boobu nga xam ni door na foofa ca tribunal bu Ziguinchor. waaw li nga xam ne mën nañ ko wax mooy tey moom kii di René Capain Bassène nga xam ne njort nañ ne moom moo bokk ci nga xam ne ñoo planifié li nga xam ne moo di boom bi nga xam ne amoon na ca Boffa Bayotte te fukk ak ñeenti doomu aadama seen bakkan jotoon si rot moom la kii di juge d'instruction bi di déglu tey ci fond du dossier ndaxte xam nga bu mbir mi tàmbalee ba léegi. daanaka mbir mi kenn déglu ko ci woon waaye bi mooy gulet juge d'instruction di ko wóolu xëy na ngir jublu ci li nga xam ne nag moo di procès bi ci wàllu woowu démb nag kii di Omar Ampoy Bodian moom it mu bokk ci responsable yi nga xam ne njort nañ ne seen loxo laale na ak la xew ca Boffa Bayotte moom déglu nañ ko tey suba nag 10 heures ba léegi René Capain Bassène mu ngi ci biir bureau juge d'instruction bi moom ak avocat am bi nga xam ne moo di maître Ciré Clédor Ly nga xam ne moo koy layool ci li nga xam ne moo di procès bi ñuy jublu mu jëm ci wàllu massacre bu Boffa waaye nag audition yi du jeex tey ndaxte juge d'instruction bi dafay wéyal am na toll nañ daana si ñaari fukki doomu aadama yi nga xam ne teg nañ leen loxoon mu jëm ci wàllu l'enquête boobee nga xam ne ñoo ngi koy amal te mu tukkee ci boom bi nga xam ne amoon na ca Boffa Bayotte ñaari at ci ginnaaw Pape Ngagne. jërëjëf Lamine Ba dinañu dellusiwaat nga toppal ñu àtte boobu ba xam fan lay mujjee ñu dem ca Notto Diobass foofu moom askan wa daanaka ñàkkum ndox gu tar la ñuy dund rawatina ci dëkk ba li ñu naan Ngolaar soxna yi ay kilomètres la ñuy def ngir mën a am ndox mu ñu mën a jëfandikoo Cheikh Anta Diop. ñu ngi fii ci Ngolaar di ab dëkk boo xamante ne mi ngi ci commune bu Notto Diobass ak yeneen dëkk yi ko wër di Sessène Pecc Masalu jàpp Mbaafay dëkk yi de daanaka ndox amatu fi teen yu bëree deey soxna yi mettit lu ko lool Ami Songe moom moo yor seen kàddu. sonn nañu de ñun waa Ngolaar ñetti dëkk la nag dañoo fii mooy Sessène fii mooy Pecc Masalu fii mooy Mbaafay waaye teen boo dem amul ndox gis nga sareet yi dem nañu wëri ndox yow nga yor arfas nga yor ay nag yor ay mbaam ñu bugg see naan nga bugg cee liggéey loolu metti na boo si dekkee doo am si barigo ndox loolu metti na te ñu sonal nañu de. kii di soxna Ami Ndiaye nee na nag li ko gën a metti moom mooy jigéen ñi saa su nekk 4 heures ba 5 heures du matin la ñuy xëy yéeg ci sareet yi di dem ci yeneen i dëkk di uti ndox. waaye yenn saa yi sax duñu am sareet bu ñu yóbbu pour ñu root xam nga loolu dafa metti teen yi yëpp ñeenti teen yëpp a vide sonn nañ trop. mais ndox mi bu ngeen ko ngàccee pare da ngeen ko xent. dinañ ko xent ba def ko ba mu sell def si ordre sewal suñ ko defalee ordre sewal xam nga duñ ko mën a naan waa Kër Móori ak Got ak Njuuxaan ak Siin waa dëkk yooyu yëpp wër nañu te ñooñu tamit amuñu ndox première nodd nga nekk ci teen ba ay midi fekk la si nga bëgg a togg añ loolu xam nga metti na bëgg a tey cere metti na. jafe-jafem ndox boobu tax na li nga xamante ni si lañ daan bay di bayam noor bi de mënatuñu ko ñoom sax ñi ngi sàkku ñu utal leen forage tey jii ndox amul fii ci Ngolaar ak dëkk yi ko wër ba tax na waa dëkk bii de nee nañ jànk jeeg xale yu góor yi ñu ci bëri nag manqué ak ndox googee tax na ñu génn dëkk bi dem ci dëkki taax yi ngir utum xëy RFM Thiès Cheikh Anta Diop.
RFM bitim réew. bitim réew Youssouf Bodian lañ ci dellu àndal Youssouf maa ngi lay dellu nuyu. lii la fay Pape Ngagne. Gànnaar ca Mauritanie lañ koy tàmbalee foofu mu mel ni lël bu am solo G5 Sahel fas yéene nañ ko fa amal. réunion bu Nouakchott bi tey lañ koy amal ci teewaayu président bu France di Emmanuel Macron nañu xayma li ñu fi jot a def boobu ba léegi ngir xeex defkatu ñaawteef yi nga nekk foofu ñu duppee leen ay terroristes dirigeant yu Mauritanie maanaam njiitu réew mi bu Tchad Niger Burkina Faso Mali ak njiitu réew bu France Emmanuel Macron ñoom kon janvier bi passé amoon nañu daje bi ni mel fële ca Pau ca France juróom benn weer ci ginnaaw si kon dinañu waxtaan ci nan la ñuy wéyalee liggéey bi ngir affaire bi kon di xeex bi gën a am efficacité maanaam ñu mën ci am li nga xamante ni moom lañ ci ut faaw ñu gën a professionnaliser armée bi waaye tamit gën a dugal ci mbir mi askan wi loolu nag di gis-gisu doomu Mauritanie bi nekkoon fonctionnaire bu ONU Ahmedou Abdallah Wuyo ñu déglu ko ci micro suñu naataango bi ñu toogal ca Nouakchott di Mohamed Diop. Écoutez, si vous prenez individuellement, ay jafe-jafe yu fi yàgg la sunu armée bi amul moyen yu doy pour mën di tàggatu ni mu waree te loolu ñëpp xam nañ ni bu amul du doon armée bu taxaw bu weesoo loolu soxla nañ tamit lii di ay financement ak lii di professionnalisme jaarale ko ci armée bi waaye tamit professionnaliser armée bi jaarale ko ci recrutement yi askan bi nekk ci G5 bi tamit foofu ñu gis seen bopp ñu aar leen tamit te it ñu gën a am yërmande ci askan bi. Qu'il y ait plus d'empathie, de sympathie vis-à-vis de ces populations. ca Niger kon la ñu jëm foofu premier ministre ba moom moo tekki ndombal tànkam. Mohamed Bazoum lay wuyoo moom mooy doon candidat parti bi nekk ca nguur gi jamono yi ci présidentielle décembre 2020 moom kon jógeem ci gouvernement bi ngir mu mën a waajal boppam dafa bëgg rek wuutu kii di Mahamadou Issoufou mi nga xamante ne kon ci weeru décembre na jeexal ñaareelu mandaam ci réewu Niger. Mohamed Bazoum moom kon dina am ñu mu jonganteel bokk na ci opposant bi di Amadou bokk na ci tamit kii di Salou Djibo nekkoon chef militaire yi ñoom sax ñoo jëloon réew ma ci atum 2011. ñu dem ca République démocratique bu Congo président ba li mu bëgg daal mooy alalu réew ma ñu yaxanal ko. waaw loolu nag juróom benn fukki at ngi nii 60 ans yëf yi dafa mel ni soppeekuwul ca RDC gaa ñi ñu ngi gën di caxate li nga xamante ni réew ma am na ko comme alal classe politique bi nag la ci joxoñ moom Félix Tshisekedi mu yëkkati ay kaddu nag ci télévision nationale bi ñuy màggal seen juróom benn fukk kon 60e anniversaire indépendance bu RDC dëmb la woon ñu déglu kon kii di Félix Tshisekedi ci télévision nationale bu RDC. Notre peuple a enduré les pires atrocités. Sunu askan dund na ay jafe-jafe yu métti lool lu ci mel ni ay crime contre l'humanité waaye tamit caxat-caxatee sunu alal juróom benn fukki at ci ginnaaw ba tey kenn xamul sunu réew fan lay taxaw li ko waral nag mooy ay politiciens la yoo xamante ni ñoo fi nekk boobu ba léegi tey suñu weexee suba ñu ñuul politiciens yooyu lay sax ba tey mënuñu fexe ba génnee sunu askan ci jafe-jafe yi mu nekk rawatina ndóol gi juróom benn fukki at ginnaaw sunu indépendance sunu askan seen am-am daa gën wàññeeku ndax congolais bi ci téeméer bi mu doon am ñàkk na ci lu toll ci juróom benn fukk suñu réew mi nga xamante ni bokkoon na ci ñu gënoon am koom ci atum 1960 tey bokk na ci réew yi gën a ndóol ci Afrique sunu yoon yi daanaka lépp yàqu chemin de fer bi naka noonu moo tax may sakku ci gouvernement bi mu door ay coppite yoo xamante ni dinañ ko indi ci wàllum dépense yi su ko defee ñu am yorin bu baax ci alal bi nga xamante ni moom la ñëpp bokk. Soit désormais mieux préservé et mieux utilisé. Félix Tshisekedi mooy président bu RDC ñoom tey la ñuy màggal seen 60e anniversaire indépendance amul benn xumbuteef bi am li ko waral mooy coronavirus bi lëmbee àdduna bi ñoom am nañu lu ëpp téeméer ak juróom fukki nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan waaye tamit jamono yi ca réew ma ci bëtu penk am na ñoo xamante ne ñu ngi fa di manifester di ay opposants loolu yëpp soo ko boolee kon ñu fas yéene kon ni mu gën a dalee rek daal di fête noonu seen anniversaire indépendance. Youssouf Bodian jërëjëf mu aju woon ci xibaar yi bitim réew xibaar yi mbas mi Coronews Binta Diallo lañ ci àndal. coronavirus bu bees bi mi ngi wër di taxawalu ci Afrique ay contamination yu bees ay ñuy faatu ñu bari waaye itam ñuy wér Sénégal nag dafa jël dogal daal di ne dafay dund léegi ak virus bi njiitam di président Macky Sall bi muy jàkkaarloo ak askan wi nee na leen li mu tere woon yépp bàyyi na ko waaye nag mi ngi leen di woo
ci responsabilité ndax virus bi xamuñu kañ la fiy jóge fekk ca RD Congo frontières yi ñoom ña nga tëju ba tey capitale ba dañu ko ber ndax ni feebar bi di lawee Algérie moom dafa tëj ay frontière am ba keroog pandémie di jóge ci àdduna bi moo tax ñu ni ñoom daal ni feebar bi di lawee xalaatunoo sax ubbi seeni frontière Afrique du Sud moom mi ngi des ba tey di doon réew bi nga xamante ni moo nekk ci Afrique australe bi feebar bi gën a sonal 20 junni doomu aadama am nañu foofu wala sax lu ko ëpp feebar bi ci Afrique sowu jant Nigéria ba tey moom itamit feebar bi sonal na ko ak ña fa faatu toll nañu ci 700 doomu aadama Soudan itam noonu la ko feebar bi sonale Cameroun ci Afrique centrale moom li mu am ci ñu am coronavirus toll na ci 13000 cas Égypte moom jege na 3 nit ñoo xamante ni faatu nañu libériens yi nag ñoom nanguwuñu boobu ba tey appliqué li waa kër docteur wax ci wàllu aar seen bopp moo tax nguur ga jël na dogal yokk couvre-feu ba ci guddi gi yépp ak naka noonu état d'urgence ba tey ci mardi ji virus bi dal na ci kaw 10 millions doomu aadama ci àdduna bi yépp yenn ci ay réew yi nga xam ne yaakaaroon nañ ne xeex nañu ak virus bi ba noppi fu mu toll nii dañoo jaaxle ndax dellu siwaat na ci beneen anam boo demee ca Allemagne noonu la ca Corée du Sud dellu siwaat na fa naka noonu ca Chine ak ca Portugal ca États-Unis moom lañu am ci limu ñu amaat feebar bi daanaka jéggi na dayoo ci benn bés kot am nañu 10 nit yoo xamante ni am nañ ko bilan bi itam noonu la diisee ca Brésil te bu ñu moytuwul dina doubler ci weer wii ñu dëgmal ci contexte boobu nag la njiitu réewu Brésil bëgg a suqalee économie réew ma Chine am na 10 cas contamination ak juróom-ñeent yu bees 90 000 cas ci Chine yépp di jege 5 nit daanaka faatu nañu tey jii rek ci talaata ji Italie nombre de cas yi wàññeeku na waaye ca Angleterre moom dafa yokku itam ca Espagne Iran xamul naka lay def ndax feebar bi nu muy lawee ca réew ma naka noonu itam ca Mexique jaaxle nañu Corée du Sud nee na weeru mai ba léegi mi ngi xeex ngir bañ a am beneen vague contamination épidémie bi nag noonu la mel itam ca Inde di yokku rek tewu dellu ginnaaw noonu la mel itam ca Chili ca Maroc moom état d'urgence bi dañu ko yokkati ba 10 fan ci weeru juillet bi ñu dëgmal. RFM Sport. jukkib tàggat yaram la dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior. coronavirus bi ba léegi bàyyiwul championnat bu Angleterre Leicester mi war a dalal Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté samedi ba la ñu jëm soo moytuwul daañu dàqandi daje moomule wala sax ñu daal di koy footballee ci terrain boo xam ne ñoom ñaar ñëpp kenn moomu ko loolee nag li ko waral mooy Leicester ci boppam dañoo delluwaat ci confinement gannaaw bi ñu nemmeekoo ne dafa am ay cas Covid-19 yu bëri yoo xam ne gisaat nañ ko ca dëkk ba Premier League bi soo moytuwul dina reporter kon boobulee jongante suñu sukkandikoo ci Sky Sport ndaje moomee nag mu ngi ñeel fanweer ak ñetteelu bëccëg bi ca championnat bu Angleterre fanweer ak ñaareel ba mu ngay wéy tey jii ci ngoon diggante Brighton ak Manchester United lay doon su 21h jotee ñetti match yu fanweer ak ñetteelu bëccëg bi daañu ko football fële ca Espagne rawatina jongante bu am solo bi nga xam ne Barça mu ngi koy waajal seen diggante ak Atlético Madrid su 22h jotee suñ ci amee ndam ñoom waa Barça mën na tax jàmm dellusiwaat ci seen vestiaire bi te itam mën na tax Messi ak yi ñoñam daal di desandi ci Liga bi nga xam ne Real Madrid moom moo ko jiite léegi ëppale leen ñaari poñ Mallorca Celta Vigo 19h30 la Séville dafay dem fële ca Leganés su 21h jotee ca Italie moom Torino 13e ak Lazio Rome 2e ñoom ñooy daje su 19h30 jotee ki jiite championnat ba foofee di Juventus de Turin moom dina dem ca Genoa mi nga xam ni 17e la di xeex ngir mën a des ci élite bu Italie transfert yi la ñu koy daanale ak Jürgen Klopp mi nga xam ne nee na Liverpool moom jamono ji jubluwul ci benn transfert ndax nee na lii nga xam ne moo di ay joueur am moom am na ci ñoom mbégte lool li mu bëgg ñu ngi ko koy defal te itam coronavirus bi dafa tax ba ñu amee jafe-jafe ci wàllu koppar terewul nag gis nañu ne fan yu ñu génn doon na bàyyi xel bu baax a baax ak may gët Kalidou Koulibaly te sax loolee war te mën a dakk ndax Matip mi nga xam ne défenseur la foofee am fa solo lool dafa ami gaañu-gaañu ba li des ci saison bi daanaka moom jeexal na ci Kalidou Koulibaly kon ndax ba léegi mën nañu am yaakaar mu dem ca Liverpool lu ci mën di am Angleterre bàyyeegu ko ndax Manchester City mu ngi waajal ay koppar yoo xam ne mu ngi ko war a jox Naples ngir daal di dalal ki nga xam ne moom moo di Kalidou Koulibaly suñu sukkandiku ci Goal France. RFM reportage.
reportage yu bés bi aju ci wàllu nawet bi ca Mbour la ñu jëmee ak Abdourahmane Diallo. fi mu ne nii taw bi bëreegul ci département bu Mbour teewul baykat yi tàmbale nañu seeni liggéey Mbay Kama kenn la ci ñoom. ñu bari dañoo jiwoon dugub ba pare waaye nag taw bële ba mu ñëwee am na dugub yu sax am yu saxul yàlla def nag yooyu yëpp far dee nañu mais fi mu ne waajal bi mooy jiwaat nañu dugub ñu ngi fas yéene nag di xaaraat beneen taw bu neexee yàlla mais la ñu jëkkoon a ji moom dugub ji saxoon na mais dafa mujj dee. baykat bi nga xam ne village u Taaxum la dëkkee nekkee ci commune Malicounda gën gaa néew at gu ne day béy ci lu toll ak 2 hectares diggante dugub ak gerte. nguur gi taxaw nañu ci jiw engrais nag ñun gisaguñu ko. jiw it lim ñu fi taxaw moo di xam nga benn saaku ren ñu ngi ko jëndee 3 junni ak 700 benn saaku gerte kemb jafe-jafe mbas mi tax na ne jiw manqué na fi trop ci ñun béykat yi loolu daal xam naa nekk na loo xam ne suñu gàllankoor la. beneenu béykat Ousmane Diop lay wuyoo moom xaarandiwul lu bari ci nguur gi teewul fi mu ne nii tàmbale naa ji. tool yi moom pare nañ parce que ñi doon ruuj nañ ba pare ñi waroon a faru dugub faru nañ ba pare léegi nag fi mu ne ñu ngi xaar rek taw bu baax ba nga xam ne suuf si tooy na am nañ baax boo amee baax rek nga daal di mën a jiw donc foofu la ñu toll actuellement nii sotti nañ fumier defar nañ daal ba mu rafet. béykat yi dëkkee ci Mbour nag di am yaakaar ren ji nawet gi dina baax loolu rek ngir seen mbay mi mën leen amal njariñ. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop ak seen boutique TTBSF ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay ak El Hadj Assane Gueye. yéenekaay yëpp daanaka xëy tey jàllale ak càmbar kàddu dogal yi président Macky Sall jibal démb ñeel coronavirus ci réew meeg tolluwaayu xeex bi observateur mi xëy xamal ñu ne état d'urgence ba couvre-feu yëpp yëkkati nañu ko jàpp ne jamp-jamp yi ci wàllu koom-koom moo ko yóbbul yitte wér-gu-yaram gi yéenekaay bu groupe Futurs Médias ginnaaw bi mu jàllale nag njàqarem syndicat médecins yu Sénégal njort ne cas grave yi ci lalu hôpital yi dina yokk naka noonu it limëb ña cay faatu Le Soleil dellu si ci kañ gi président kañ moom démb ak ndëgërlaayu sunu bërëb ak anami paj yi ci Sénégal yéene kaay bu an ñëwaat it ci pàttalik président jëm ci ne colug masque bi ci bërëb bu mbooloo yi ba tey jii la wàllu gën a ay wareef la ci ñëpp roplaan yi nag jaww ji dina ubbikuwaat fukki fan ak juróom ci weeru sulet 2020 frontières yi ci talibe géej gi moom day wéy di tëju waa Grand Place gis ne président dafa deltu ginnaaw ngir sawe yokkute gi di taux de croissance économique bi nga xamante ni jóge na 6,8% nërmeelu ba 1,1% ndax secteur yu bari ci sunu koom-koom dafa taxaw wala ñuy daagu yéene kaay bi ne ñetti mbir ñoo ne kët ne jonn maanaam sawe bakkani sawe wér-gu-yaram gi waaye sawe koom-koom bi enquête ne président ubbi na démb air post covid 19 maanaam président ubbi na jaar ca buntu ba wan ginnaaw jàngoro ji ngir dëgmal jéego yeneen ci digéem nag moom jiitu réew mi bokk na ci atum 2020-2021 jël juróomi téeméeri médecin ak junni agent de santé waaye docteur Yeri Camara njiital SAMES ba tey ci yéene kaay bi di enquête jàppul ne loolee dina mën a fatt kàmb gi ñàkkum docteur gas ci réew mi Sud Quotidien ne président daal muri na lépp Le Quotidien feelu ko ci naan loolee nag moo doon geste barrière yi Les Échos ne leen président daa lànk bàyyeel virus bi sunu wér-gu-yaram koom-koom Les Échos seetlu nag ginnaaw ba mu jàllalee kàddu yi ku mel ni Seydi Gassama bu Amnesty ne bu njëkk nag moom sëñ Gassama di ànd ak président Sall ci gis-gis ak doxalin yéenekaay bi di lii Quotidien na mu gisee mbir yi mooy Macky Sall dafa imposer responsabilité maanaam jañax ñëpp ci ñu jël nag ku ne ci ñun sunuy matukaay Vox Populi ak kàddu yi président yi ci ne mënuñu bàyyil virus bi dunduk wér-gu-yaramu koom-koomu réew mi gis ne njiitu réew mi dafa yeewi virus bi ngir sawe koom-koom bi Libération ne waaw yëf yi gën a kalaate ak jéggi dayoo président moom di ubbi fépp bilan bi ci ñi faatu toll ci téeméer ak juróom-ñett Dakar wees juróomi junniy kaa yu amee jàngoro ji diwaanu Thiès ci benn bis rek ñu xayma fa fanweer ak juróom-ñeenti kaa yu bees La Tribune jàpp ne général Macky armistice bi la faf signé maanaam dakkaluk xare bi leneen ci yéenekaay yi di coowal ceeb bi ci Source A di lu xewee ca Ndindi ca commune bu diwaanu Touba ñenn ci askan wi ñu fàtte ci séddalem ceeb bi ñoo jóg xaaju guddi dal ca kër benn délégué de quartier bëggoon ko lakk di délégué de quartier bi di Mbacke Bari Maysa Mbay lay wuyoo mu ne aji conge yi guddi la ñu tëral seen plan ca sax doom ja ci boppam dànkaafu woon na ko xam naa ay sekkee nag njaween rek ñoo ko doon complot président Abdoulaye Wade moom ci Les Échos yëkkati xalimaam di delloo njukkal ak a kañ Serigne Papa Malick Sy radiyallahu taala anhu mi fi bàyyi ko njiitu réewum Sénégal ba fi woon dellu si ci jullite gi ndax mu ne bi ñu leen dugalee ci kaso bi moo leen daa jiite
jiite nekkoon na it ci kaso boobee moom Serigne Pape Malick Sy ak ngor ak jom gu mat sëkk président Abdoulaye Wade di sàkku ci njabootam moom Serigne Pape Malick Sy ñu jàppee ko mook doom ja Karim Wade ne ñu bokk ci googeeg njaboot wàllu lamb source a xëy xibaar bu neex ci amateur yi ndax yéenekaay bi nee na Gaston Mbengue mujj na am accord ci mbër yi di Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 ngir seen ab combat observateur ne li leer rek mooy ñu ngi koy fexe ci secret boobu combat revanche beneen mbër Tapha Tine ci xët bu njëkk bu sunu lamb yéenekaay bi ne juróomi ngànnaay ngi mu am ko ngir doon ëllëg buuru arène bi muy benn macha allah kattan ga xeexkat la am na technique am expérience teg cay xar fa fuufa leneen nepp combat Pakala Elton sunu lamb moom dafa gis ne revanche la bu munta ñàkk mbër mi di jamteeri nag yéenekaay bi dafa laaj ne ana kan moo koy stoppé daan na Van Damme Mbaye Guèye Junior Tonnerre ak Jet Li. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop ak seen boutique TTBSF ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf El Hadj Assane Gueye ci yéenekaay yi la woon ñu dikk dal ci gis-gis ponk bi ñu fas yéene waxtaane nag mooy couvre-feu bi président de la république jël na dogalub mu jeex gannaaw état d'urgence bi mu jëloon loolu nag diirub ñetti weer la moom la ñu fas yéene càmbar ak suñu ay gan bokk na ci commissaire Ba Samba Camara nekkoon commissaire nekkoon commissaire tey à la retraite ak professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo moom nekk expert ci santé publique commissaire Ba Samba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape. ñu ànd ci ak Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo maa ngi lay nuyu sëñ bi Lo. am ngañ maa ngi lay nuyu di la fay. jërëjëf ñu tàmbalee ko ak commissaire Ba Samba Camara ni ñu ko waxee rek ñetti weer a ngi nii bi nga xamee ni jëloon nañ fi yéenepp amal fi état d'urgence te mu couvre-feu aju woon ci ndax yéene boobu taxoon président de la république jël ko moo nekkoon xeex lii di jàngoroy mbas mi ndax ci sa jàngat jàpp nga ni loolee am na ci ndam wala déet. Pape jërëjëf question bu ñu ma posé rek xaw na jafe tuuti waaye nag c'est vrai xam nga kii yëf yi bi fi ñëwee ba léegi bon xam nga depuis le 23 mars. Président de la République quand même dafa defoon déclaration ci la commencé woon jël ay mesures. Donc je crois que c'est la 4e fois muy wax ak sénégalais yi pour vraiment li jëm ci nga xam ne mooy xeex bi. li taxoon nag mu jël kii bi décret bi portant état d'urgence ba pare boole ci couvre-feu bi. moo di dafa amoon ay réalités objectives yoo xamante ne waroon na tax ba mu jël ko mooy ci constitution bi mooy par exemple bu fekkente dafa am loo xamante ne benn péril imminent la wala loo xam ne calamité la jëme noonu yoon may na ko jox na ko sañ-sañ boo xam ne dina jël ay mesures yoo xam ne ay restrictions day restreindre ay liberté nit ñi yu demee noonu loolu moo taxoon nag mu jël mesures yi kii boo état d'urgence bi boole ko couvre-feu. bon bi ñu demee nag boo xam nga ne ci temps yi bon jëlaat na fi yeneen mesures pour assouplir yenn liberté yi ak yu demee noonu ba fi mu ne léegi nag yegg nañ ci cappaandaw ji léegi nag nee na léegi c'est fini jeex na donc léegi bu ko fekkee ne jeex na c'est que peut-être moom am na information yi nga xam ne may na ko objectivement mu jël mesures yi. donc te xam nga ne fi mu ne nii bon pratiquement. li taxoon ñu jëloon état kii bi mesure bi portant état d'urgence presque yooyu amatul. parce que xam nga gis nga léegi. ñu ngi ci assouplissement. nit ñi vraiment bon am na. ñu ngi dem ak ñëw et cetera donc je ne vois plus la raison pour laquelle. ñu war a encore di maintenir état d'urgence d'autant plus que léegi fi mu ne nii président nee na nañu sukkandiku ci économie bi. la bëgg mu sox. donc vraiment loolu moo tax nag. je pense que jërëjëf commissaire nga baal ma dem ci Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo sëñ bi Lo ndax jàpp nga ni maanaam am nañu li ñu bëggoon ci état d'urgence bi ñu jëloon diirub ñetti weer ndax jàpp nga ni loolu président wala réew mi am nañu ci li ñu bëggoon. waaw du ma ne am nañ li ñu bëggoon trop wante li am solo mooy que bi fi mbas mi duggee kenn yàlla dafa defoon ñu am ñeneen ñu ko amoon ba pare donc ñu am recul ñun pour mën a dugg ci mbas mi. ba ci duggee aussi ñu jël ay décisions yoo xam ne da doon permettre ñu rompre chaîne de transmission bi maanaam fexe ba nga xam ne wàllante bi parce que balaa muy ñëw xamoon nañ ne feebar buy wàllante la wàllante bu gaaw. donc ñu jël décision yooyu ñu dem ba ci biir aussi effectivement ñu wàññi. parce que li leer ba leer mooy ak maladie bu mu munti doon muy gis nga yi fi jaar ay sida ay tuberculose day même lu mu nekk maladie buy wàlle bu duggee du ñu demee ba am yenn matuwaay yi rek dañuy bàyyi nag ñu tuddal moom parce que mënuñoo tëju
parce que mënuñu nekk singleton ci monde bi. dëkk lañ ci monde bi ñëpp ubbeeku nañ. dañuy obligé ubbeeku. mais nag nañu fekk ñun ñu jël ay mesures yoo xam ne day permettre ubbeeku boobu ñu mun ci ànd ak moom pour dund ak virus bi. donc loolu moom si la ñu toll. maintenant nag li ci am. donc su ma la déggee daal ñàkk pexe moo ñu ko yóbbee ñàkk pexe la maanaam ñëpp mënuñu tijjeeku ñun ñu tëju faaw ñu tijjeeku comme ñëpp. non loolu déjà bokk na ci. ñaareel bi comme li ma wax évolution maladie bi loo munti wax ci Sénégal mais maladie bi ñu ngi koy contrôler quand même ba tey jii may wax ni la maladie est sous contrôle dañuy bañ nag mu yegg fu mu warul yegg. mais bu fekkee ne tey économie parce que nit aussi da ngay dox ci sa ñaari tànk. ne économie bi dafa nekk fii santé bi nekk fii donc il faut nga nekk ci diggante bi fexe ba nga xam ne économie bi ak santé bi nañ ànd parce que bu dul loolu mën nañ indi ay lu gën a garaaw que feebar bi. d'accord maanaam nit ñuy xam ne. dañuy feebar te duñ mën a faju. dañuy feebar te duñ mën a faju waaw. mi ngi ci dëgg la donc loolu moo tax ñu def loolu. mais li nga xam ne moo ci am solo ba am solo. mooy que nag aussi am na côté boo xam ne man dinaa def ne état bi nay jël ay responsabilités ci côté boobu. mooy que ne tey ubbi nañ. mais nit ñi il faut ñu xam ne nit koo xam ne am nga sa droit. mooy nga protéger sa bopp da nga war a am devoir nag protéger ñeneen. parce que nag loolu tamit il faut que ñu def ko parce que nag. mënuñu ñi nga xam ne tey fu leen neex dem fa du ñu sol masque du ñu def lépp fekk ña nga xam ne feebaru defuñu dara ñu mu ngi leen rek. d'accord loolu faut tamit ñoo xam ne. d'accord commissaire kaddu yooyu nga xam ni moom la sëñ bi loo wax yan matuwaay la ci nguur gi war a mën a jël nag ngir fexe ba képp koo xam ni jàdd nga yoon wi nga mën a sàmmonte ak moom. waaw kàddu yi xam nga ba léegi yoon bon xam nga bu ñu fekkente ne jël nañu teggi nañu yenn mesures yi xam nga état d'urgence amatul xam nga état d'urgence bu amee. autorité administrative takk masque moom mi ngi fi ba tey takk masque moom mi ngi fi ba tey. waaw mais c'est que autorité administrative yi doole bi ñu amoon amatuñu ko. parce que donc yooyu yëpp dafay jeex léegi donc nga xam ne léegi dañuy revenir à la normale. ah d'accord dañuy devenir donc à la normale donc léegi fi mu ne nii bon. dootoo leen mën di gis ci mbedd mi ñuy taxaw ak yooyu. non loolu parce que fi mu ne nii les policiers vont se retirer parce que amatul lenn la ñuy def ci tali bi. comme les gendarmes aussi. waaw les policiers ak les gendarmes dañuy retiré wu dañuy dem defi leneen dañuy liggéey. waaye nag léegi nag li am ba am mooy vraiment nit ñi nag nañu jël seen i matuwaay te xam ne vraiment léegi yëf yi ku ci nekk da nga war a protéger sa bopp protéger sa morom. donc amatul vraiment. voilà fi mu ne nii état bi mënatul yenn mesures yi par exemple de coercition yi di ko def. mais léegi nag la responsabilité incombe maintenant aux citoyens. ñoom ñoo war a jël nag seen i matuwaay parce que nag fi mu ne nii bon comme ni ñu ko waxee bon léegi à peu près léegi on est revenu vraiment à une situation presque normale mais teewul nag am na yenn mesures yoo xam ne elles sont toutes d'actualité moom maanaam. jël masque yi. di takk masque yi. parce que ku ne xam na ne fi mu ne nii biñ ne mesure d'applaudissement ba léegi nit ñi takkatuñu masque te loolu aussi c'est un danger pour les gens. danger la nga baal ma danger la Mouhamadou Mbacké Lo lan la mën a jur yow mi nga xam ni sa xam-xam màcc na ci wàllu santé publique danger la bu fekkente ni ñàkk a takk masque junj nga ko léegi sax ci sa biir wax mais lan la gën a mën a jur ci pour mu gën a leer ci askan wi nga xam ne ñoo lay déglu ba matuwaay ci war ñu mën ko jël. waaw li mu mën a indi mooy feebar bi gën a law ci ñëpp. ah d'accord te lu mu gën a law. ñu gën a bari ay cas. lu ñuy gën a bari ay cas di gën a bari ñuy décédé. kon loolu leer na. dana permettre dana tax aussi. suñu structure sanitaire yi kenn du ñi nga xam ne dañ ko soxla dëgg duñ ko mën a egg. d'accord may wax ne. dañu war a protéger ñi nga xam ne feebar nañ. nekk suñu biir kër yi parce que ku ci nekk am nga koo xam ne feebar na te li gën a am solo suñu dëkk yi. mooy que ñun tàmmuñu di def ay bilan am na suñu bari dañuy yore seen maladie du ñu xam ne yor nañ ko te xam nañ ne virus bi dafa gaaw ci yenn maladie yi kon nag loolu moo war a tax nit ku ne protéger ña nga xam ne ñu ko dëkkal ñu protéger aussi personne troisième âge jërëjëf boo seetloo ñi nga xam ne ñu ngi fiy jóge ñu si bari troisième âge te ñu si bari looloo leen di yóbbu kon nag ñun ñëpp war nañu xalaataat encore une fois pour l'intérêt de suñu réew mi fexe ba nga xam ne nit ñi dinañ respecter mesures barrières yi. jërëjëf Mouhamadou Mbacké Lo ma gërëm la bu baax ba Samba Camara bu fekkente ni am nga kàddu boo ci bëgg a def comme message. waaw do xanaa di la gërëm di la sant rek ci question yi ma posé te xam na ne yaakaar naa ne nit ñi daan ci jëlee njëriñ parce que je crois que le professeur li mu wax moom technicien la. Vraiment li mu wax am na solo man it en tant que personnel de la sécurité. li ma wax aussi nit ñi war nañ ko mën a tenir parce que nañu xam ne
bien que policiers yi nekkatuñ ci tali bi nekkatuñu fenn nit ñi ñoo war a jël seen responsabilité te xam ne feebar bi jeexagul il faudrait que vraiment nit ñi jël seen i mesures seen i matuwaay pour protéger seen bopp ak protéger ñeneen ñi. loolu nag vraiment loolu yaakaar naa am na solo. jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon gis-gis tey ñu doon waxtaanee ñetti weer ba fi état d'urgence bi dikki ak couvre-feu bi lan la jur nag ci xeex jàngoro ji commissaire ba Samba Camara nekk à la retraite moom la ñu doon dalal àndoon ci ak professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo nekk expert ci santé publique ñoom ñaar ñoo nekkoon suñu ay gan ponk bi ñu doon ko jagleeloon ko wàllu woowu aju woon ci wàllu mbas mi ñu leen di gërëm bu baax ci ànd bi xibaar yi digg njolloor gi la woon Abdoulaye Diop moo nekkoon ci xarala gi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci yàlla ndey jërë ngeen jëf.